waaw salaamaaleykum man la Abdoulaye Ndiaye Ngalgou candidat à la mairie de Tivaouane jiite la liste la coalition And Defar Tivaouane. tey ñu gis ñu commencé lu jëm ci campagne électorale bu 23 janvier 2022 nga commencé ko ak caravane est-ce que mën nañu xam lan moo tax nga débuté noonu. waaw jërëjëf Xaasim bon li tax ñuy démarrer campagne bi ak caravane parce que ñun tey li ñu décidé man ak waa directoire bi nga xam ne tey ñoom ñoo gérer la coalition And Defar Tivaouane dañu toog waxtaan ni daal li ñu jàpp li moo gën mooy ñu def ouverture bi ak benn caravane sillonner les rues de Tivaouane waxtaan ak population bi wax population bi fi ñu fekk ak fi ñu ko bëgg a yóbbu donc loolu moo waral tey ñu commencé campagne bi ak caravane bi. mais li ngeen dund am ngeen ko quand même. waaw li ñu si bëggoon moom macha allah dafa dépassé sax li ñu doon xalaat ndax yàlla def na population yi génn nañ ñii ñëw tey ànd ak ñun nañ jàpp ni waa Tivaouane dong la donc amul kenn koo xam ni rax nañu suñ ku dëkkul Tivaouane. Abdoulaye, qu'est-ce qui vous a poussé à nga nekk candidat pour la mairie de Tivaouane? waaw li ñu poussé ñu nekk candidat moi je pense que loolu leer na parce que yàlla def na depuis 2017 la ñu dugg ci politique bon gis Tivaouane ni muy doxee ñu jàpp ni li fi nekk am nañ lu ko gën loolu moo waral ñu jóg taxaw di laaj dëkk bi pour au moins changement bi nga xam ne moom la nit ñi di xaar depuis très longtemps et je pense que ñun ñëpp fii doomu Tivaouane dégg ngeen ci kilifa yi ñëpp dégg ni Tivaouane gëj na am chance su maire loolu nag suñ koy wax ci dëkk boo xam ni tey dafa nekk dëkk bu yaakaar la dëkk Maam Seydi Hadji Malick Sy donc mu war a nekk dëkk boo xam ne dëkk référence la dëkk boo xam ne benn la ci Sénégal benn la ci Afrique de l'Ouest tey yàlla dimbali ñu gis ni tey sëriñ bi le khalife général des Tidianes mi ngi taxaw benn chantier bu rëy di jumaa ji muy taxawal ñu ne jumaa ji moo war a nekk jumaa ji dàq ci Afrique de l'Ouest loolu na dafa war a ànd ak dëkk buy dox dëkk bi war a dàq ci Afrique de l'Ouest loolu moo ñu waral nag ñun tamit ñu jàpp ni suñu xalaat ak suñu gis-gis suñu vision suñu programme xalaat nañ ni mën nañ ko proposer waa Tivaouane nga xam ne li fi nekk je pense que li fi nekk mooy politique politicienne laa fi gis mais ñu jiital politique développement politique sociale politique nga xam ne tey moom la Sénégal la Tivaouane soxla muy un Tivaouane émergent. monsieur le maire am na loo def nga xam ni yoru amoo budget te def nga un bilan dañoo bëgg nga déglu si waat un peu li nga def pour Tivaouane. waaw je pense que loolu bu ñu siy wax defe naa ne duñ fi jógee ndax jàpp naa ni bi ñu commencé taxawu Tivaouane ci politique c'était depuis 2017 ñu ñëw toog déglu askan wi dem vers ñoom yàlla dogal à chaque fois ñu ñuy wax seen ay problèmes ñun aussi li ñu yàlla wërsëgale mu néew ñu bari en tant que entrepreneur yàlla dogal kenn faluñu maire kenn nommé wuñu benn poste de responsabilité ñu ñëw ak suñu doole ak suñu yéen di ko partagé waa Tivaouane ñu gis ni depuis 4 ans ñi fii laaj dëkk bi yëpp tey ji man jàpp naa ni depuis 4 ans gis ñu fi kenn jàpp naa ni depuis 4 ans saa yu Tivaouane soxla man lañ gis bu dee si wàllu santé def naa li ñu fi andi si santé li ñu fi def bari na li may wax rek si bu gàtt loo xam ni si poste de santé Kër Massamba Sali bi yàlla def ne foofu laa juddoo bi ma ñëwee daam yi ma seet si leen ma recevoir leen ñu expliqué ma am expression besoin dañ ma ko jox ma leen loolu du ma si yem damay sol sama dàll ñëw ba si poste de santé bi xool état bi xool nan la mel bi ma ñëwee ñu ni ma dañu am problème toilette depuis 8 ans toilette yi fi nekk ci maternité bi kenn mënu ko utiliser donc jigéen ñi nekk en état yëpp jigéen ñi wérul yi fi ñëw yëpp tey ku si bëgg a dem toilette fii guddi gi ngay taxaw si lëndëm gi pour mën a sangu wala pour mën def leen loolu ma jàpp ni dëkk bi toll Tivaouane loolu jaaduwul si dëkk bi ma ñëwee li ma njëkk a def toilette yooyu nga xam dafa tëjee depuis 8 ans dama njëkk a ñëw defaraat ko réfectionné ko ba pare tabaxaat la yeneen 4 toilettes ci gannaaw beneen bi si topp aussi tamit bi nga xam ne tey je pense que Tivaouane mérité wul loolu mooy jigéen ñi nga xam ne nekk en état aussi ku si bëgg a def visite échographique il faut nga dem ba Thiès fukki bunt wala nga dem Dakar wala nga dem feneen ñu ni ma ñoom dañu am benn gynéco boo xam moo fi ñëw chaque semaine bu ñëwee bu ñu fayee 10 000 moom day jël 5 000 ñu jël 5 000 bi ma déggee loolu li ma njëkk a def mooy dem jënd appareil échographique bu bees tax may leen ko ñu leen dama leen di fayal kenn koo xam ne mu def formation yi pour que au moins dootu leen jël ci kenn ku ñëw fi dañ defal visite échographique donc loolu yàlla def nañ ko ci santé beneen bi nga xam te def nañ ko santé muy lu am solo muy ci Covid bi mu ñëwee nga xam ni poste de santé bi bokkoon na ci centre de traitement yi gën a mag yàlla dogal ñoom aussi ñun dañu am ay problème bouteille d'oxygène defe naa ni benn bouteille d'oxygène la ñu amoon benn jour li triste dafa am benn malade boo xam ne dañ demoon Thiès pour changer seen bouteille d'oxygène bii toll ba lam-lam ñu woo ambulance bi ñun mi ngi toll lam-lam malheureusement avant muy egsi fekk na kooku ñàkk bakkanam bi ma déggee loolu ñu dafa am benn expression de besoin ni ma dañu soxla bouteille d'oxygène soxla ay tensiomètre soxla ay manomètre lu nekk ñu limal ma benn lañ soxla li ñu ma limal yëpp nag yàlla dimbali na ma benn bu nekk may naa leen si 10 donc bouteille d'oxygène yi aussi ma may leen si 10 bouteilles d'oxygène
chargé ko 3 yi ma chargé ko jox leen leneen lii ni leen na ngeen ko utiliser pour dimbali malade yi donc je pense que yooyu c'est des points yoo xam ne yu sensible la yoo xam ne Tivaouane vraiment soxla na taxawaay boobu. Et moi la question que je me pose mooy depuis boobu ba léegi si question yooyu ñu nekk di ko taxal ci dëkk bi bu dee si wàllu inondation bi population bi dañ naan jaxale nekk si ndox mi ñu gis ni kër xaali ñu gis ni kuli bu ndox bu taw daan am nawet am defe naa ni koñ boobu kenn dootu fa jaarati ba nawet bi jàll loolu je pense que bi ma ñëwee yàlla def na loolu maa fi dindi saa yu tawee ma yónnee ay camion 10 camions hydrocureurs ñu génn ndox mi mais man li may laajte tey mooy tey boobu ñuy def yooyu yëpp fan la maire bi nekkoon donc pendant 8 ans mënuñu concevoir di dénk dëkk benn nit jox ko dëkk bi mu war a taxaw dëkk war a dimbali askan wi mu toog ba élection yi jot ay 20 jours mu ñëw taxaw naa day def ay gazon synthétique wala ay stade loolu man pour man loolu politique politicienne la naxee boobu moo far a jógee donc ñun li ñu am mooy politique de développement jàpp nañu Tivaouane lu mu soxla mooy dëkk bu war a jëm si kanam la dëkk bu war a développé la et je pense que loolu jàpp ma ni politiciens yi rek ñoo war a mën doxal loolu man je me considère pas comme un vrai politicien parce que am na loo xam ne rus naa wax lu ma dul def rus naa wax jëf lu ma loo xam ne du ma ko jëf donc lépp lu ñu am mu néew mu ñu bari je pense que partagé nañ ko waa Tivaouane bu dee si sport bi on a fait pareil bu dee si éducation aussi defe naa ne bi élèves yi jaaxlee am ñu ni Tivaouane parent bu nekk il faut nga ni benn table banc pour sa doom mën a jàng bi ma ko déggee moi j'ai commandé 300 table banc jox 200 lycée bi 100 yi ma séddale ko yamuñu si dem nañ si lycée bi ñu parrainé na ma seen journée de l'excellence te boobu moo fay nekk le maire en question le maire mi ngi fa woon le maire sortant bi mu ñëwee comme discours toujours rek fii laa jàngee diplôme bi laa am lii laa jël si kii loolu Tivaouane soxlawul loolu Tivaouane li ñuy soxla mooy nit koo xam ne da nga amal njëriñu askan wi nit koo xam ne mën nga yëmale Tivaouane sa kanam man bi ma ñëwee si lycée dama ne malheureusement jàngeewu ma fi mais su ma fi jàngewoon dama leen may avion mais comme jàngewu ma fi tey naa leen may bus climatisé te yàlla def na bus boobu jox naa leen ko donc loolu moi je pense que loolu population bi soxla mais parce que fii ku nekk rek am nga CV boo xam mën nga ko wax am nga fa jaar-jaar boo xam mën nga ko wax li Tivaouane soxla mooy vraiment ñu xool lan mooy doxal dëkk bi lan mooy jëmal dëkk bi kanam ñu dox si. ci liy jëmale dëkk bi kanam lépp xam nañu tey Tivaouane li ñu gën a soxla mooy emploi ak li fi nekk si ressources économiques ñu mën ko propulser ba mu jëriñ dëkk bi tey en terme de création d'emploi am naa jaay nga ko am defar ñu leen joxee dëkk bi lan lañ ci mën a. bon wax naa léegi sama programme parce que tey dama ne man li ma bëgg si dëkk bi mooy Tivaouane dama soxla un changement si dëkk bi parce que pour changement am il faut une rupture par rapport à la gestion de cette cité tant que rupture amul dëkk bi mënut a développer parce que li ma gëm mooy ñun dañuy tàmm benn affaire da ngay gis nit ku jël ndox paan ndox jékki-jékki tuur si mbedd mi ni mbeddum buur la loolu doxalul dëkk da ngay gis état investir des millions et des milliards investir ko si ay poteaux-lampe si ay si électricité bi si yu bëri bëri nga gis benn oto ñëw fële mbëkk poteau-lampe bi dem yoonam dara du si fekk man nag nee naa bis ma yàlla joxe di am na yoo xam ne man damay changer mentalité nit ñi mënuma concevoir ñu defar pare nit ñoo romb mbëkk dem dara du si fekk dama jàpp ni bu ñu nee premier magistrat de la ville kooku moo war a saytu li nga xam ne dëkk bi soxla li mu defar ak li nga xam ne jotu ko def mais li ñu defar dañu nangu kenn ko yàqal rupture bi ma wax ni mooy bu ñu gisee tey ni marché yu tëddee ñu jël juuti ko jox carnet fu mu dem di fayee ko ay juuti nga jàpp ni man jàpp na li gën mooy dem si marché bi nga recensé ñaata cantine moo fa nekk cantine bu nekk nga signé ak ñoom nga ne leen chaque fin du mois chaque la période de chaque mois dama bëgg ngeen verser trésor lii au moins di nga xam xaalis bi fan la dugg ak fan la jëm mu bañ a jaar si loxo kenn juuti ñu ñuy jox ay ticket ñu dem dagg ji ticket fay 200 300 francs mais mun leeruñu ba xam 300 francs yi dugg na trésor non je parle même pas de contrôle économique c'est-à-dire rupture ni gars yi gère dëkk bi moo doxul beneen bi aussi création d'emploi yi nga wax tey sama biir programme parce que dama ni tey xale yi bala nga leen di jàppale da nga leen di former ñun wax nañ suñu biir programme taxawal ñaari école de centre formation professionnelle centre professionnel xam ne pour xale yi la bii ñu jagale ko jigéen ñi nga xam c'est des actrices de développement donc loolu mi ngi suñu biir programme loolu nag dañ koy def en collaboration ak les industries yi nga xam ne ñoo implanté ci département bi xool lan ak lan lañ soxla comme métier pour ñu mën a former xale yi ci loolu pour que bu ñu génn ñu mën leen insérer ci usines yooyu donc loolu bokk na suñu programme beneen bi parewuma ci en terme d'emploi ba léegi wax naa léegi nii ci sama programme ma ni xaaruma ba nekk maire pour wax ni may dérouler sama programme wax naa ni dama def ay carte rotation dama ko sillonné carte rotation yu bëree bëri dégg femmes yi wax ñu ni ñoom bis bu chaque guddi jigéen bu wérul bu matoo dañuy jaaxal ndax amuñu yoon bu baax bu ñuy jaar wala amuñu lu ko mën a jël pour yóbbu ko ambulance pour yóbbu ko hôpital ma ni jot na mairie bi am benn patrimoine parce que boo xool mairie Tivaouane n'a rien du tout Tivaouane mairie bi amul dara ci patrimoine
man ni jot na tey ñu am ambulance yoo xam mairie bee koy moom 3 ba 4 ambulance yoo xam ni tey dañ koy taxaw si dëkk bi am benn numéro vert 24/24 fépp fu malade nekk saa yow wootee am na dinañ jël la yóbbu la hôpital. beneen bi mooy si wàllu mbalit bi parce que dañu wax ni Tivaouane dafa war a nekk une ville propre man ni il faut ñu am du matériel boo xam ne tey mairie bee ko moom boppam ndax am na taxe yoo xam ne tey kër yi war nañ ko fay muy tomb bi mais kenn fayu ko parce que mairie li mu war a def ko parce que jëliwul mbalit mi tey jot na ñun tamit ñu amal suñu bopp patrimoine boo xam ne tey oto mbalit yoo xam ne tey bu suba jotee gars yi dañuy génn mbalit seen buntu kër ñu jël mbalit mi yóbbu ko loolu c'est des taxes yoo xam ne tey mairie war na ko war a mën a dugal si biir keesam. beneen bi wax naa aussi tamit corbillard tey da ngay gis tey ku yàlla def yàlla na yeex ku nit ku mbokkam gaañu pour mu am lu ko yóbbu sax Touba wala mu yóbbu ko feneen problème la donc tey yàlla dimbali nañu ñun suñu mën-mën fexe nañ ba am ñaari corbillard yoo xam ne dañ ko andi si biir campagne bi jébbal ko waa Tivaouane dinañ fexe andi ñetti oto mbalit yoo xam ni am nañ ko jébbal ko waa Tivaouane dinañ andi aussi ñetti ambulance yoo xam ne jël nañ ko jébbal ko waa Tivaouane loolu bokk na si création d'emploi ndax loolu ay nit ñoo koy dawal ay xale ñoo koy dawal donc pour au moins mën si jàppale nit beneen bi mooy marché yi ni mu bindoo ak ni mu tëddee jot nañu réorganiser waat marché yi da ngay bëgg a jaar si marché bi tey pour nga jaar si ton problème parce que ñëpp ñu ngi laal si mbedd bi ñëpp ngi laal fa man damay privilégié tuma su ma yàlla joxee dëkk bi ñu am ay table si mbedd yi am na mobilier urbain boo xam ne am nañu un programme avec des partenaires yoo xam ne dañ proposer nit ñi commerçants yi des mobilier urbain boo xam ne tey dina permettre commerçants yi au moins garder seen marché en toute sécurité donc loolu bokk na aussi tamit suñu programme. ñu gis ni pré-campagne bi yëpp daanaka def nga les quartiers de Tivaouane déglu Tivaouanois yi pour yow lan moo gën a fës ci discours Tivaouanois yi lan lañ la jàmmat ci gestion municipale bi nga xamante ni moo ñeel la commune de Tivaouane. mais li ñu wax bari na parce que tey foo wax ji yëpp benn la parce que ñun ñëpp def nañ constat bi mooy dëkk bi doxul dëkk bi demul. li dëkk bi soxla parce que toog nañ tey kilifa yi. nañ ci baax wala déet. waaw non mais si parce que li dëkk bi soxla dafa naan ñëpp xam nañ ko parce que dëkk bi li mu soxla mooy changement la soxla Tivaouane li mu manqué dafa bëri Tivaouane dafa soxla ay infrastructures sportives ay infrastructures yu bees que muy nekk si sport que mu nekk si éducation que mu nekk si leneen tey dama man en tant que personne normale rek man école yi ma réfectionné fii si Tivaouane bëri na tey maa ngi dégg sa débat sama ki ma représenté Ibou Mbacké wax ni fay naa ay factures école effectivement j'ai payé des factures si ay écoles et pourtant loolu maire bi la war dafa réfectionné ay salle de classe si biir commune bi te loolu dafa naa maire la war donc man li ma bëgg rek mooy nit ñi nañuy yeewu fii ñun ñëpp ay doomu Tivaouane moo ñor Tivaouane lañu bëgg mu jëm si kanam dëkk nag mënoo ko bëgg a doxal nga jàpp ni yow ku amul ku jàngul rek mënoo ko wala ku amul xam-xam mënoo ko loolu je pense que yabaate la Moustapha Niang mi ñu ñëpp reconnaître ni moo fi def li kenn deful sëgam moom moo def loolu si asuma ñi nga xam yàlla dimbali nañu ñu jàng xam la dëkk bi laaj xam aussi tamit lan la dëkk bi soxla ñu dem di koy jëli di ko andi moi je pense que loolu mooy affaire 8 ans nag dafa doy 8 ans si bilan ñu xaar gisuñu bilan dafa doy nag ñu andi keneen mu changé dëkk bi lii dëkk bi xaar mu andi ko. au soir du 23 janvier bu ñu la falee lan mooy doon jubluwaayu Ablaye Ndiaye Ngalgou bu njëkk ban priorité nga gis ni fal nañu Ablaye Ndiaye Ngalgou le 23 janvier 2022 comme maire de la commune de Tivaouane lan mooy doon ses priorités bi nga xamante ni da koy njëkk a saafara. moi je pense que lii priorité bi pour man mooy déjà côté assainissement bi il faut ñu régler ko. assainissement bi parce que gis naa ni tamit c'est un problème boo xam ne tey chaque jour que chaque nawet nit ñaa ngi am problème boobu parce que avec l'état dinañ taxaw li ñu taxawee bi ñu si mën a taxaw ba tey benn ndox dootul taawati si dëkk bi. beneen bi si topp aussi tamit mooy li nga xam ni tey moom moo ñu itteel mooy vraiment taxawu dëkk bi par rapport ak suñu programme des 7 merveilles loolu je pense que nekk na li nga xam ne bëgg nañ ko teg en priorité. dinañ dégluwaat Tivaouane yëpp nag si gis-gis suñu premier jour nañ toog waxtaan ak ñëpp acteurs yëpp nag wax lañ suñu vision pour Tivaouane ñu xam ne ñun defar moo ñu tax a jóg changer Tivaouane moo ñu tax a jóg pour ku nekk comprendre lu ñu def rek nañ jàpp ne defar moo ñu tax a jóg donc lii rek moo amoon si dama. Merci beaucoup. waaw mais loolu je pense que ñi koy wax peut-être dañu ñàkk vision rek quoi moo tax ñu koy wax. li ma wax le projet que j'ai proposé les 7 merveilles waxuma la c'est réalisable mais dafa réaliste ba pare réalisable boole si parce que tey jii yàlla def na les 7 merveilles man su ma nee dinaa taxawal stade bu bees su ma nee dinaa taxawal marché bu bees su ma nee dinaa taxawal cœur de ville su ma nee dinaa taxawal les 4 portes d'entrée su ma nee dinaa defal la nouvelle corniche su ma nee aussi dinaa réfectionner waat zawiya yi loolu bi ma koy wax dama ñu ànd ak ay techniciens et architectes ànd ak ñoom fii ñëw Tivaouane fay leen xaalis ñu defal ma proposition ñu defal ma étude tegal ma donc loolu su ma ko dul woon def defe naa li ma si ñàkk si ay millions du ma ko si def donc nañ jàpp ni du ma wax pour le moment fan laay koy tax ak fan laa mais dama bëgg ñu xam lu leer c'est des projets yoo xam ni tey suñu yàlla jox bi
su ma ko réalisé su ma yaa joxoon dëkk ma jot mandat 5 ans su ma réalisé dëkk loolu projet yi bu ma waa Tivaouane Falate loolu mooy li nga xam moom laa mën a wax. Merci beaucoup. un engagement